xibaar yi lu ci gën a fës. li ci gën a fës dañ ko digtal askan wi léegi léegi. salaamaaleykum mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina rek bokk ci tiis wi nga xam ne moom la ñu yeewoo ni ki tey ji ci suba Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck di xalifa général bu Thiénaba daal di dëddu ni ki tey ji ca suba ca njël naka noonu itam daal dañ koy jébbal boromam moom moomee nekk juróom-ñaareelu xalifa bu Serigne Ahmadou Ndak Seck ca Thiénaba gis ngeen ko noonu taalibe yi nag bàyyeeko fu nekk ci àdduna bi ngi rek daal di koy gunge ci këram bu njëkk moom Serigne Mansour Sy Djamil moom mooy porte parole bu yees bu xalifa général des Tidiane ginnaaw nag génnuk àddina ki nga xam ne moom moo di Serigne Pape Malick Sy daañ ci dikk nu mu gën a yaatoo diktal leen itam li nga xam ne rek moom moo di tolluwaayu mbas mi ñeenti nit daal di yokk ci limuk doomu aadama yi nga xam ne ñoom ñoo ci ñàkk seen bakken téeméer ak ñaar fukk ak benn doomi aadama itam xëy daal di koy am mu di ay cas positif mbokki li lépp tënk la bu ngeen taaxiloo tuuti ma dikk ñu yaatal. salaamaaleykum mbokki téléspectateur ñu nuyuwaat leen xibaar yi nañu ko junjee woon noonu la ñu koy dooree ci tiis wi nga xam ne yeewoo nañ ko niki tey ji ci suba Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck di xalifa bu général bu Thiénaba xëy daal di dëddu naka noonu itam ñu daal di koy jébbal boromam foofee nga xam ne moom moo di ca Thiénaba nag taalibe yi daal nañuy bàyyeekoo fu nekk ci àdduna wërngal këpp daal di koy gunge ci këram gu mujj ñu teelu reportage bu Cheikh Anta Diop ak Seyla Dir. xalif général bu Thiénaba dëddu tey jii amoon juróom-ñeent fukki at tey jii de waa Thiénaba ak taalibe yi ñoom ñëpp jóg gunge ko ci këram gu mujj. benn bis bi ko njaboot gi ne kilifa gi nag léegi mag nga te it wér gi demewul noonu bëgg ñoo tam nag ku ñëw rek yem ci yow dañoo bëggoon nag nga fatu ci biir ku la soxla ñu annoncé ko bu la mënee gis mu soog laa gis dafa ree ni leen li ngeen wax baax na waaye man sama mission fii ma jëlee ko ci sama maam Ahmadou Ndak moo di docteur laa bu war a faj jaam ñi docteur nag bu dee laqatu ay malaatam xaw ma kañ la leen di faj kon man fii lay toog ci buntu kër gi ku ñëw indi aajo bala ngaa yegg si danaa la kafloo reeloo la sa xaaju aajo faju bu dee lu ñu mën a faj fi ñu toog ma faj ko fi ma toog bu dee loo xam ne dama lay gungeeg sama jëmm ñu dem ca ka ko war a faj ma ànd ak yow ci sama oto du ma ca yónni kenn ñu ànd ba sa aajo faju maam Cheikh Ahmed Tidiane Seck nag borom xam-xam yi nee nañ dëndam bi daa feesoon dell ak alxuraan ku ko xamoon la Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin sax da ko daan duppee Kang Fori. Serigne Abdoul Aziz Al Amin ba Cheikh Ahmed Tidiane mii dem tey mas naa bokk ak moom jataay wax ay sekkare ci alxuraan yoo xam ne xeetu njàngini alxuraan yi mu am nu mu ko jànge ci kanamam keroog Serigne Abdoul Aziz Al Amin dafa kontaan bég xamal ko ni bàyyi day lu tàmbalee tey fépp fuñ taseeti man ak yow danaa yëkkati téeméeri junni jox la ko àllarba ndax jàngal nga ma ci alxuraan loo xam ne tey foogoon naa nit duma ko gën a mokkal. bokk na ci cër bi ko yàlla defal muy Seydina Cheikh Ahmed Tidiane ci boppam moo ko jox tariixa bi amul benn intermédiaire. di ñaan ki nga xamante ni moo fi wut muy Serigne Abdourahim Seck di ñaan yàlla na yàlla sàmm ko yàlla na yàlla wattu ko yàlla na yàlla aar ko. Cheikh Ahmed Tidiane Seck tey jii de denc nañ ko ci janaasa yi fii ci Thiénaba ci wetu maamam di Serigne Amary Ndak Seck mi nga xamante ne moom moo sancoon Thiénaba. ci samay kàddu groupe Futur Média di ko jàll umma islamique bi yëpp dañuy wax ci leneen Serigne Mansour Sy Djamil nag moom mooy porte parole bu yees bu xalifa général des Tidiane nag ginnaaw ki nga xam ne moom moo di Serigne Pape Malick Sy bi mu dëddoo niki démb. mbokk yi dañuy wax ci leneen di tolluwaayu mbas mi fii ci réew bu Sénégal ñeenti doomu aadama ñoom ñoo delleeku ci lim bi nga xam ne rek ñoom ñoo ñàkk seen bakken ci wàllu wu ni mel jàppale ni itam lu tollook téeméer ak ñaar fukk ak benn ci ay doomi aadama ñoom ñoo ko am niki tey ji ci ajjuma ji juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ay cas contact la ñu am fukk ak juróom ci ñoom nag di ay cas importé.
tolluwaay mbas mi ba tey njiitum réew bu Sénégal xam ngeen ne jamono yi dafa ber boppam nag bokk na ci lu ko waral ginnaaw bu mu jëflante ci kenn koo xamante ni njort nañ ne am na li nga xam ne moom moo di mbas mi mu mel ni itam amul benn rëq-rëq woo xamante ni rek def na ko ci tolluwaay réew bu Sénégal ñu teewlu ki nga xam ne moom moo di Seydou Gueye ci micro Pape Fara Ñing ak Amadou Ba. dara tojul dara jógewu fi ndaxte laata sax ñuy egsi ci lii jëloon nañu ay matuwaay ci bu ñuy liggéey ak président ci yu bare ci vision conférence dañ koy defee li waral nag tëju bi wala beru bi mooy dafa nekkoon en contact ak koo xam ni bi ñu ko testé yàlla dogal nañ daf ko am moom it mu def li ko war ñu seet ko macha allah mu négatif donc sant yàlla mais ni ko médecin yi recommandé ku mos a nekk en contact ak koo xam ni yàlla dogal na mu am ko dañ lay wax nga def sa bopp quarantaine wala ñu yóbbu la quarantaine moom it mu jël dogal ñu rafetlu nag ni mu ko defee en toute transparence yëkkati communiqué wax nit ñi li ci ne jàpp nañ ni kooku ñetti mbir moo ci am benn mooy responsabilité bi mu wax na ko nit ñi àndal ci terrain bi respecter gestes barrières yi mi ngi ci responsabilité boobu transparence bi cëram laaj ci diggante wérgu yaramam ci wàllu wér-gu-yaram ci digganteem ak sénégalais yi matale na ko waaye dama bëgg ñu jàng ci li mu def ni wane na exemple bu kenn am kersa naan nekkoon naa ku ko am donc man duma ko am na ku nekk saytu boppam nañu respecté gestes barrières yi. mbokk yi xam ngeen ne ni ki démb la ndongo yi delluwaat ci li nga xam ne moom moo di daara yi foofee ca CM Valdiodio Ndiaye naam am na ay élèves yoo xamante ni ñëwuñu mu mel ni tam bépp matuwaay woo xamante ni jël nañu ko ngir rek élèves yi mën na jàng ci anam bu mucc ayib waaye tam fexe rek nu ñu defee seen kéem kattan ngir rek daal di moyu li nga xam ne moom moo di virus bi ñu teewlu reportage bu Ibrahima Diamé. ci benn salle de classe de troisième CM Valdiodio Ndiaye bu Kaolack ñu fekk professeur madame Kébé mu joxe benn cours de français ay ndongo jigéen nañ ñaar fukki candidat au BFM fii nag respecté nañ bu baax a baax lii di mesure barrières yi ndax sol nañ ay masque te élève bu nekk ci tablam di 205 élèves candidats yi nga xam ne nag moom la école bi la am ñaar fukk ak ñaar yi dañoo absenté woon waaye enseignants yëpp teewoon nañ. jàngalekat yi moom comme d'habitude gàcce ngaalama laa leen di wax dëgg yàlla ñëw nañ parce que ci ñaar téeméer ak juróomi élèves yu ñuy xaar ñu nekk candidat au BFM téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett teew nañ li ci manqué mooy ñaar fukk ak ñaar ci ñaar fukk ak ñaar yooyu am nañ ci fukk ak ñaaru jigéen. ci biir kuuru école bi la nag rawatina ci buntu classe yi daanaka foo sànni sa gët di nga fa gis benn siwo wala bokk benn récipient bu ñuy raxasoo loxo yi te ñëpp a sol masque muy enseignant muy élève. te classe bu ci nekk tamit boo duggee ba ci biir bouteille gel mi ngi foofu nga xam ne balaa muy jël craie dem tableau. waa inspection de l'éducation sax maanaam ñi yore contrôle lu l'école yi ñëw nañ seet si nan la yëf yi di doxee. inspecteur bi day wax dëgg yàlla ñëw na lépp lu ma laaj comme ni ngeen ma ko defee rek jox naa ko vraiment satisfecit lañu accordé vraiment nee na lu mu fi gis fii vraiment dal na xelam. daanaka mën nañ ne kon ci CM Valdiodio Ndiaye amul lenn lu ñu mën a seetlu lu gàllankoor tàmbaliwaat njàng mile rawatina lu jëm ci wàllu protocole sanitaire bi xanaa kañ yenn fenêtre yi nga xamante ni gis nañ ne xaw nañu am ay quelques benkeñenke ak itam ay ardoise yu nga xamante ne dañu toj ci toiture classe yi. Ibrahima xam nga ne ndongo yi delluwaat nañ ci li nga xam ne moom moo di daara yi waaye tam ñenn ci ñoom bu ñuy dem ci bërëbu jàngukaay yi dañuy jël ay car rapide bus ak itam yeneen i ndaamaar yu ni xeetoo mu mel ni itam bépp matuwaay woo xamante nii rek war na ci wàllu wi daal nañ koy jël suñu ay ndaw Pape Fara Ñing ak Amadou Ba dem nañ daje ak ñenn ci ay élèves ñu seetal. jumtukaay yi la ñuy jël ngir mun a dem fa ñuy jàngee di car rapide bus wala njaga njaay élèves yi nag jamono ji nee nañ amuñu benn jafe-jafe ngir mun a dem fi nga xam ne moom la ñuy jàngee. dañuy jël kii nii njaga njaay waaw moom la ñuy jël suñuy jàngi si waaw. su may jàngi si des fois sama jëkkër moo may indi wala ma jël bus ma jël njaga njaay bi njaga njaay indi ñu ba fii. am benn problème. non amuñu benn problème par rapport ak ni ñu ko yaakaaree woon moom ça c'est bien passé. non damay dox su may ñëw.
sama xarit yi ñoom parfois HLM ñuy Géejawaay mais xam naa ne problème bi du am de ndax ñu ngi am oto pour ñibbisi. gannaaw bu ñu indee ay oyofal ci wàllu secteur transport fi mu toll nii ñii di oto yi dañuy yab ba fees waaye ñii di élèves yi nee nañ dañuy jël seen bépp matuwaay. man su may jàng si damay takk masque dox ànd ak sama cousine bi après ñu ñëw jàng. bis yi respecté nañu mesures yi. waaw ñoo ngi koy respecté bu baax xooloo ma ni ma def nii voilà j'ai bien porté moo ngi noonu daal. am nga gel. am naa gel bu yaay. li nga xam ne nag yombal na dem beeg dikk bi nee nañ heure cours yi 9h ba 13h wala 14h mu ngi dépendre ban niveau nga toll élèves yi ci bëri nee na looloo tax du ñu yegg si en retard. heure bi baax na trop parce que bu ñu yeewoo 7h préparé balaa 8h dinañ pare pour mën a dox nànk ñëw amul benn problème 9h dafa ñëw arrangé bu baax. baax na kay parce que 9h 13h yàggul te chaque cours ñaari cours la ñu am 4 heures de temps cours bu nekk 2 heures de temps. mu nekk défi bu mag boo xam ne buñ ko relevé njàng bi nga xam ne moom lañ tàmbaliwaatee dara du ci sooxee wàllu dem beeg dikk bi te ñoom sax bokk nañ ci secteur yi nga xam ne moom la mbas mi gën a laal. Farox ñu wax ci leneen ginnaaw dogal yi nga xam ne jël nañ ko ci mbas mi ak tolluwaayam nag ba tax yenn ci ay sénégalais mu mel ni rek dañoo xaw a bàyyeeku li nga xam ne moom moo di digle yi waa kër docteur daal di santaane dañ ko xaw a soofantal monte de li nga xam ne ñoom ñooy amee mbas mi ñuy gën di bëri fii ci réew bu Sénégal ñu teewlu tënk li ak Ibou Diouf. jamono ji bokk na ci li gën a sonal ñenn ci askan wi rawatina ñu dugal seen loxo ci lépp lu xeex mbii di coronavirus fii ci réew mi. ñenn ci askan wi xaw a teggi seen tànk mu mel ni ñoom dañu jàpp ne rek mbas mi di coronavirus moom jeex na fi moo ne day saa yu ñu yeewoo ñu seetlu ay loraange yoo xam ne mu koy indil askan wi jamono ji ñuy wax ak yéen lu toll ci juróom-ñeent fukki nit ak juróom ñàkk nañ ci seen bakkan lu toll ci 2 junniy nit juróom-benn fukk ak ñaar yoo xam ne ñu ngi ci kër docteur yi ñu leen di toppatoo ndax ñu amee doomu jàngoro ji loolu rek di firndeel ne feebar baa ngi ci biir réew mi ba léegi. ba tax kilifa yi saa yu ñu yeewoo di sàkku ci askan wi ku ci nekk taxawaay ba nga amoon nga gën ko dooleel bu ko defee ñu bokk xeex li nga xam ne mooy mbas mi di coronavirus. am na itam yenn ci askan wi ñu daan yëkkati ay kàddu di sàkku ci kilifa yi mesures yi ñu jëloon ngir xeex lépp lu aju ci feebar bi ñu wàññi ko loolu sax jot nañ ci antuwaande am na ñoo xam ne ba léegi dañu bëgg daanaka ñu dindi ko loolu nag liñ ci nemmeeku. mooy lu aju ci wàllu koom wàllu nekkin ba ci wàllu politique terewul nag seetlu bi mooy coronavirus moom saa ñu yeewoo mu ngi yokk fii ci réew mi leneen lañ ciy toftal l'école bi ubbi waat na gannaaw ay weer yoo xam ne rek daanaka ñu ngi woon ci bër boo ci boolee nag nawet bi tàmbale ñu war a dem tool yi ak ci yenn ndaje yi nawet bi tamit ak tàngoor bi ak li nga xam ne moo aju ci lu ñu duppee protocole sanitaire yooyu yëpp di ay mbir yoo xamante ne jamono ji dafay yokk ci xeex bi nga xamante ne sumboon nañu ko sénégalais yi nag ñu ngi sàkku ci ñoom ku ci nekk fan wa nga feete woon nga gën a dooleel ndax mbas mi moom mu ngi fi te loraange yi muy def ba léegi ñu ngi ci koy gis bu baax a baax lu aju nag ci masque yeeg raxas loxo yeeg yi ni mel bés bu nekk ñu ngi sàkku ci kilifa yi rawatina askan wi ku ci nekk wax ak ñi nga jege bu ko defee ku ci nekk taxawaay ba nga amoon nga gën ko dooleel. li wértu wër mooy lii di coronavirus moom jóge fu benn yoon te bés bu ñu yeewoo rek ñuy gis loraange yi ñu jural askan wi. jërëjëf Ibou Diouf cant ak ngërëm ñeel la ñu jógee Ndakaaru dem foofee nga xam ne moom moo di ca Ndar Géej xam ngeen ne wàllu napp gi nag bokk na ci li nga xam ne nag ñu bëri ci askan wa fa yeewoo ca la ñuy rek daal di liggéey waaye mel ni ay jumtuwaay la ñu rek manqué nappkat yooyu nag bu ñu teeree ci li nga xam ne moom moo di tefes ga fa ñu def li nga xam ne moom moo di jën yeeg yeneen la ñuy rek daal di manqué ñu teewlu reportage bu Ousseynou Diop ak Habib Seck. ak jamonoy coronavirus bi ñu gis ni napp gi ay jafe-jafe yu lu mag lay dund tàngoor bi itam tax na ngir nga mën a am jën bu baax force nga def ay kilomètres yu bare rax ca dolli dépense xaalis bu takku tax nag mareyeur ak ñi nga xamante ni ñooy nappkat yi nekk ci diwaan Ndar Géej nee nañu dañu leen war a gën a mën a jàppale ngir bërëb yi nga xamante ni fa la ñuy rënk jën bi ñu mën ko am. maa ngi ñaan Macky Sall di ko ñaan état am du ñu mën a dimbali si usines yooyu man fonctionné waa dana baax trop. parce que yi ñu faree métti na te boo xoolee mool dem géej ba ñëw tuur jën wi yooyu amatul fenn si àddina. mooy dañuy dem géej ba ñëw jàpp jën tekk ci tefes gi ba mu yàqu te ñun Ndar dañu soxla ay usine te état bi rek mën ci mën jàppale. ñoom nag seen i kàddu ñàkk bërëb yi ñuy def jën bi wala boog ñu koy soppi tax na koom-koom bi gënul dox ci loolu la ñuy woo nguur gi ngir mu gën leen ci mën a jàppale. liggéey bi ñu liggéey rek ji gaal yi amul dara
ay métti yu tar nañu jogante donc licence bi ñun waa Ndar am nañu ko dañuy dem kii ba ñëw duñu am jën ba pare jën yu yàqu si tefes. wax dëgg yàlla jën wi lamb na torop te yooyu yëpp ñàkk usine moo ñu ko waral ndax bu ñu amoon usine Moka mën naa am bu du demee nii. tëjug usine bi nga xamante ni moom la ñu duppee usine Moka indi yeneen jafe-jafe ñoom nappkat yi seen i xalaat mooy ñu ubbiwaat ko ndaxte bés bu yàlla sàkk lu toll ci 200 ci tonnes daan nañ ko fi soppi mu nekk farine. dañu wax usine bi nga xamante ne moo fi nekkoon bu ñu si état bi mën a dimbali mooy usine Moka bi parce que ñun mool toujours ñaar dañ daan napp jën ba ñëw am na si yoo xam mareyeurs yi ñoo koy jël mais am na yoo xam duñ ko jël te usine bi nga xamante ne moo nekkoon si Ndar doyul woon. nappakat ak ñi nga xamante ni ay mareyeurs lañ nekk ci diwaan Ndar géej nag seen i mëbët mooy jamono jile ñu ubbi leen bërëb yi nga xamante ni fa lañ doon soppi jën bi wax ci dolli ñu mën a am bërëb yoo xamante ni fa lañ koy denc. Ousseynou beneen mëbët mooy bëgg-bëgg nguur bu Sénégal laata rek li nga xam ne moo di coronavirus bi daal di weesu fii ci réew mi nag ñu bañ a am ay jafe-jafe dund ci loolee nag ay koppar yu takku la daal di ficci ngir rek daal di amal lu ni mel ki ko xamle di jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu li nga xam ne moom moo di mbay mi fii ci réew bu Sénégal ca diwaanu Sikicoor la ko xamle ñu teewlu reportage bu Boubacar Diassi ak Lamine Mandian. fexe ba Sénégal moom boppam ci wàllu dundu askan wi suñu xasee bi génn ci crise Covid 19 bi moo di bëgg-bëgg nguur gi te ministre de l' agriculture et de l' équipement rural wax ko fii ci Djibélor rawatina ci institut sénégalais de recherche agricole maanaam ISRA. xam ngeen ni président de la république yëkkati na xaalis bu takku 60 milliards jéble ko monde rural béykat yi. pour lan pour am intrant maanaam jiw engrais ak matériel agricole ñu ngi ci joxe jiw joxe engrais. xam ngeen ni campagne bu am solo la parce que période Covid lañ nekk te bëgg nañu bu nawet bi passé àll bi yëpp naat ñu am production boo xam ne war na permettre Sénégal même bu ñu jaayul lu ñuy lekk ñu am lu ñuy lekk. ay waxtu yu néew ci gannaaw ministre Moussa Baldé nekkoon fii ci port bu commerce bu Ziguinchor ak naataangoom gii di ministre du commerce mi ñëw jiite tàmbale campagne anacardière gi ci diiwaan bu Ziguinchor. activité bu tey bi mu ngi nekk ci campagne commercialisation anacarde mu nekk filière bu am solo ci région bi ak navire yi fi ñëw wane na vraiment début jël anacarde bi fii yóbbee ko Dakar pour jëmale ko ci mbitimu réew donc mu nekk lu am solo dafa tax ñu jóg ci 55 tonnes yi ñu doon exporté ba en 2017 2019 ñu toll ci 55 000 tonnes. mën nañ jàpp ne nguur gi def na ay jéego yu bari ngir ñu mën a exporter lu weesu fukki junni ak juróomi tonnes anacarde yi bàyyi ko fii ci port bu Ziguinchor. ça veut dire que loolu daal lu muy tekki mooy lu ñuy am ci ndaamaras gi dañ koo ful junni yoon ci diiru ñaari at dong dafa fekk nguur gee dugal lu mat ñaari fukki milliards ngir gasaat gii la dex. pour rendre ce fleuve navigable. ministre bu commerce ak naataangoom gii di ministre agriculture jot nañu nemmeeku ji ay producteurs yu yor ay magasin de stockage waaye ji usine de transformation ba ñuy tabax fii ci diiwaan bu Ziguinchor. li nag ñaari agence la yoo xamante ni boole nañ seeni ay yoxo di agence de régulation des télécommunications et des postes ak itam agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie bokk na ci facture yi nga xam ne rek moom la ñuy jot nan la ñuy fexee ba rek wàññi lu ni mel la ñu teewlu ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite yooyu les agences ci micro Alhassane Ba. ñu jokkook waa AME pour ñu jàppale ñu fexe ba ñu wàññi suñu facture électricité loolu moo waraloon suñu ndaje tey ñu signé partenariat boo xamante ne dinañu jàppale si loolu wàññi suñu facture électricité jàppale ñu aussi pour que bâtiment bu bees bi nga xam ne ñu ngi koy tabax ñu jàppale ñu pour ñu am ci ay système intelligent système bi nga xam ne dinañu tax ba suñu consommation électrique du rëy. li nga xamante ne projet wu son excellence monsieur Macky Sall la muy accès universel à l'énergie li ñuy économiser war koo consommer te amul njëriñ war nañ ko mën a développer au lieu ñuy constituer ñuy tabax ay centrales yu bees économie d'énergie bi dañ koy transférer ndaxte jàpp leen ni am na suñu mbokk yu nekk ci dëkk àll yi benn lampe rek bu ñu ko amee seen aajo faju kon dinañu permettre ñu économiser xaalis ci facture bi nga xamante ne ARTP doon na ko fay waaye yaakaar naa ci diggante accord bu ñu am aussi dina permettre AEME mu am ay ressources supplémentaires mook ARTP pour que ñu mën a def yeneen financement ci gàttal AEME ci fan yu néew dina dem liggéey ak équipe bu ARTP yi ñu commencé ci nu ñuy defee ba càmbar facture yi.
kuréel wi nag dafa taxaw temb ngir rek ñu daal di neenal li nga xam ne moom moo di boot bi ci tundu Afrique ni ki démb lañ doon daje naka noonu itam ñuy wax rek ci bana anam la ñuy amalee lu ni mel ki nga xam ne moom moo di El Hadji Momar Samb kenn la ci ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci boobule comité dañuy teewlu ay kàddoom yu si borom moo ko taataan. dañu toll diggante boo xam ne réew yëpp ñoo am problème ndax mbas mi réew yëpp la laal réew lépp da yëngal te comme réew mi yëpp lay daj kon bu ñu ñëwee ba fii te ñu bokk ci Banque mondiale bokk ci FMI yooyu structure yooyu institution war nañu am xalaatu ne ñun mosuñoo noppee di fay sunu bor waaye diggante bi adduna bi toll war nañu xalaat ne Afrique war nañ ko jàppale teggil ko bor boo xam ne mosul daas mosul dagg mosul jaas te bor boobu li muy jëlee ci ñun ci alal lu bari la. bu mu joxee rek exemple Sénégal bu ñu jëlee budget 2019 mën naa wax le premier poste budgétaire maanaam ñi ñu war a jëkk a fay fi alal di gën a bari di génn mooy fay bor ñu toll si juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak lu topp ci ay milliards de dollars ay milliards de francs CFA masse salariale bi sax ñetti téeméeri milliards la waaye bor bi. ful na ko ñaari yoon loolu mën na bàyyi xel loolu mooy lan mooy buñ ñu bàyyi loon loolu teggil ñu bor yooyu dinañ mën a xeex mbas mi gën a dooleel sunu système de santé gën a dooleel suñu système d'éducation waaye aussi andi li xam ne moom la ñun ñu soxla mooy ndox ma ñëpp mën jot ci ndox mu sell ñëpp mën a am ci courant muy accès universel ñëpp mën a am ci internet lii buñ ci doolee na xaalis boobu mën na tax sax ñu taxawal ay bërëbu liggéey investir ci agriculture bi investir ci industrie bi ba xale yi mën a am xëy moo tax dañuy wax ne bor bi xeex ko lu jaadu la ci anam yu bari te ñi ko war a xeex ñi mu war a jariñ mooy ndaw yi ndax ndaw yi ëllëg ñoo yor réew mi. mbokk yi boobule élément moom moo daal di buur yi la jotaayu xibaar di daje léegi léegi lay doon ci xibaar yi ci kàllaamay